ñëpp xam nañ ni kenn mooy njàng man du ma wax ak suuda ñun suñu mouvement yi d'habitude bu ñuy wax ak suuda ñun waa FRAPP ak ñun waa Y'en a marre ñun bu ñuy wax dañuy wax ak njaatige te benn njaatige bi fi am muy le président de la République Macky Sall umpalewul ni Sénégal dafa toog ci bomb bu ñuy wax coowal problème suuf mu nekk bomb boo xamante ni buñ ko gaawul désamorcé bés bu explosé mara day taal waaw ginnaaw ba ñun ñii nga xamante ni dénkuñu ñu benn responsabilité kenn waxuñu yaay président kenn waxuñu yaay conseiller municipal kenn waxuñu yaay maire kenn waxuñu yaay député ni ministre de l'habitat ou des terres je sais pas quoi ndeem ñun ñoo ko jël def ko préoccupation lépp ngir bëgg garder la cohésion sociale fexe ba réew mi di dal di am jàmm à plus forte raison moom mi nga xamante ni mooy njaatige bu mag kon bu ñuy interpeller moom la ñuy interpeller directement ndax toog nañoo ay service am toog nañoo ki nga xamante ni mooy colonel Descos toog naa ki nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum foncier toog naa ki nga xamante ni mooy urbanisme toog naa ki nga xamante ni mooy habitat donc ñooñu ñëpp xam nañ ni rendre nañ ko compte kon le président de la République Macky Sall bàyyi sa tëx-tëx bu kilifa bu nekkee ci kër ay ginaar bu ñuy jote sax na daw àtte te xam ni bés bu coow li éclaté dina yegg si sa kaw te bu accès ci sa kaw dina fekk mu trop tard Macky Sall le président de la République jugal nga régler coowal suuf si am Sénégal balaa moo jur musiba fan yële passé ma gis bi di coowal mbir moomu amee ba mu indi fi lim fi indi ah ba ñu ci jógee ma gis mu am taxawaay bi ne ah man de sama waa dëkk dañoo mer ba tax loolu juróon ay jàmmaarloo ba jàmmaarloo yi débordé ba am fu mu naroon a yóbbu réew mi donte gëm na ko donte gëmu ko donte ni mu ko defee baax na donte baaxu ko ba mu ne ah man de comprendre naa sama jeunesse dañoo bëgg liggéey mu jaral ko mu génne koppar ju bëri pour jëndal ñu liggéey Macky Sall laa gisee kuy jënd liggéey pour jëndal ñu liggéey waaw donte baax naam baaxu yooyu yëpp ça n'a pas de sens li am solo mooy nopp boobu nga dëkk sa askan sa jeunesse ba ne dañoo soxla liggéey di nga fexe pour saafara ko nopp boobu nga lañ bëgg nga dëkkaat ko sa askan bi nga xamante ni dañoo am problème mu suuf parce que problème dañ koy anticiper ni ñuy anticiper problème mooy yaa ngi dégg ni coowa di am nga la waaye taxawal nga jël question bi nga régler ko sa bopp su fekkee say service dañoo incompétent mëtee wuñu ko maanaam wala bu fekkee ña nga ko dénk mëtee wuñu ko jëlal ko sa bopp et ci coowal Dougar bii nag mu nekk coow lu un peu particulier ndax bi coow li commencé ba ñun waa FRAPP ak ñun waa Y'en a marre waa Dougar seet si woon ñu waxtaan ak ñoom commencé teg ay def ay plan d'action ak ñoom ci ñaari semaine ci ginnaaw bu amoon fa xeex bu métti entre gendarme ak ñun askan bi xeex bu méttee loolu ñu gis ni xeex bi du solution ndax gendarme saa ngi gaañu askan baa ngi gaañu est-ce que toog waxtaan du nekk la meilleure solution ñu woowee colonel Descos ñëw wàcc ci terrain bi mu wàccee ci terrain bi effectivement mu déglu ñu bi mu ñu dégloo ñun waa FRAPP man kilifa ak Guy Marius Sagna ñu waxtaan ak colonel bi ñu tolloog 1 heure de temps daanaka ndogu fa la ñu fekk foofu ci site bi ñu waxtaanee li génnee woon ci waxtaan bi mooy du ñu def benn démolissement du ñu maanaam du ñu toj dara dañuy continuer terrassement bi dinañu libérer ndaw ñi nga xamante ni jàpp nañ leen te dinañu toog waxtaan mu nekkoon 3 points yi nga xamante ni bi ñu fa ñëwee ñun loolu la ñu demandé woon ah mu fekk si waaye dafa mel ni fekk si boobu daf ñu doon nelawal ndax après lan la ñu gis mu kale rendez-vous ne dinañu toog ñun waa Y'en a marre waa FRAPP ñun waa askanu Dougar moom colonel bi ak ki nga xamante ni mooy entreprise bi tudd Bicop ak préfet ci boppam bi nga xamante ni moom le préfet il est mouillé jusqu'au mois épinière
ndax moom toog boobu du ko arrangé ndax moom c'est le premier bandit foncier c'est le premier voleur de suuf alors naka noonu comme ni ko grand Aliou waxee ah ñu am mbetteel lool bi ñu demee ba parce que nit ki nga ne en tant que colonel nga taxaw nga ne dinaa tëgg rendez-vous joxe date joxe lépp bañu wali nit ñi jógee koo Dougar Diamniadio ñëw ba Dakar pour rendez-vous boobu am ba ñu accès ca buntu ba mooy 1 minute ñu ne ma agsi nañ may leen maa ngi ñëw rejoindre leen le temps ma woo colonel bi na ma responsable pick-up bi maanaam naar bi marocain bi ñëw di sàcc suuf yi avec la complicité de nos autorités dafa dem korité ji yoo yaay loolu vraiment nekk un insulte que même le colonel devait refuser parce que y a pas plus important dara ëppul solo ay askan yu war a toog di xeex ak di gaañante ñu bàyyi korité ki tabaski ak takkum jabar lépp teg ko fa la li jëm ci loolu ba noppi parce que dama jàpp ni tabaski balaa neex dëkk bu dal la korité balaa neex dëkk bu dal la mais waa ji am tuppewu yàpp ñu ne moom day dem korité ji ba pare ñoom ñu renforcer seen effectif la gendarmerie dolli fa ay gendarme dolli ay tracteur pour di gën a mën a dëgër piir ak di terrasser di tabax au moment où waa ji nekk fa le Maroc moom di ko ba lii mu jël am ñuy am mooy ñu xëy askan bi tamit séeréer saafeen yi nekk ay bañkat bi ñu xëyee gis ni autorité yooyu ñu waxoon dara amu ci ñoom ñu xëy demaat jëlal xeex bi seen loxo te liñ ciy rafetlu mooy bi waa FRAPP ak waa Y'en a marre taxawee wax ak askan woowu am auteur léegi dinañ bàyyi lépp mu set ginnaaw dañuy toog waxtaan ndax dàq ñu toog waxtaan bañuñu toog waxtaan bañuñu aussi ay proposition xam nga ni askan boobu il est animé de bonne foi bi ñu gisee ni ñoom beneen parti bi ils sont animés de très mauvaise foi askan bi jóg bi ñu jógee gendarme yi commencé di dugg ci kër yi di loqati population yi di leen jël di leen dugal ci oto yi gendarme yi di gaañu ñuy xeex ak askan bi gendarme yi di gaañu askan bi di gaañu ba démb bi may jógee voyage di ñëw ci yoon bi la ma suñu benn membre Sissoko woo ne ma dafa am sax benn manifestant bu damm gendarme yi ñu ngi ko téye bañ ko libéré pour ñu faji ji ci laa woo colonel bi après mujj nañ ko génne ba faji aywa léegi nag li ñuy ñaaw li ñun waa Y'en a marre ak waa FRAPP mooy comportement bi nga xamante ni suñu autorité yi ñu ko am lan moo leen jaral ñu bàyyi un étranger parce que aussi on est tous des Africains dañu gëm le panafricaniste mais tamit nag ku ci nekk tey da ngay sauver ses intérêts dëkk doo dégg benn Sénégalais bu dem ba Maroc di fa am 1 mètre carré bañuñu benn Marocain bu ñëw fii comme ni ko Aliou Faye waxee ci règle de l'art am fii 80 hectares wala 80 000 hectares su fekkente ni luy delluwaat ci askan wi la ba pare mu am ko en bonne et due forme mu jaar ci fi mu war a jaar bañuñu loolu la ñuy bañ kañ mooy fekk askan yi am seen suuf sa am këyit ñu am ci seen i propre projet ñeneen ñëw di sàkketoo yoo la yaay kii machin affaires sociaux logements sociaux lu baax la bëgg nañ ay dëkkuwaay kay yu yomb waaye nan lañ koy amee dëkkuwaay yu yomb lay dañuy ñëw foqati suufu askan boo xamante ni nee na la pare nañ pour waxtaan askan boo xamante ni nee na pare nañ pour ngeen defal ñu ay proposition bu fekkee da ngeen gis ni logements sociaux yi fii la gën a baaxee dañ leen waxtaan ñu xool nañ leen koy bàyyeewee ngeen proposé askan bu la wax loolu askan boobu xam nga ni askan yooyu kenn duñu leen nekk ay patriote kon dafa am luy ñuul ci suuf ba tax na peut-être ñoom bëgguñ loolu léegi nag xoddiku balaa ngaa lakkale le président de la république monsieur Macky Sall yëg nga coowal foncier yëg nga coowal suuf li am ci Sénégal am na loo xamante ni ñun
duñu ko nangu te duñu ko bàyyi mu jàll wax nañ leen ko te dinañ leen ko waxaat loolu ci dem boo njaay gis ngeen bi fi sama camarade bi sama xarit sama doomu day demee ñaani jëf dañ ko fa def te la ko fa yóbbu woon lenn lu dul waxtaanee mbirum suuf suñ demee ba ñun askan bi nag yéen ngeen tële li ñu leen dénk ngeen doxal ko ngeen tële ko ba ñun ñu koy wàcc di ko régler suñu bopp ba jàmmaarloo di ci am vous avez échoué depuis bi yaakaar naa ni échec moom kenn soxla sur ce damay profité bokkul woon ci conférence de presse bi mais di joxe rek benn rendez-vous bu ndaw a ndaw a ndaw boo xamante ni mu ngi am le 30 fële ca Nianing képp ku nga xamante ni sénégalais nga bu bañ injustice képp ki nga xamante ni sénégalais nga bu bañ ñu noot la ñun waa FRAPP ñun waa Y'en a marre ñu ngi lay jox rendez-vous à Nianing pour continuer li nga xamante ni moom la ñu tàmbali woon pour wan leen aussi ni leen intimidation bi du jàll ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dama lay bàyyi nga def français parce que cooxaan mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant ci di fa leer ma def français bi dafa ma ci dama ciy sànni sama grain de sel le temps que moom mu defar baat bi pour ñëwaat ci français waaye li ma bëggoon wax mooy ku ñu waxoon ne ñun dinañ fa dajawaat tey ngir def conférence ci mbiru Dougar ku ñu fi waxoon tey ne dimanche ci suba dinañ ñu woo ne ñu 5 heures du matin le gendarmerie bu Sénégal dugg ci këru waa Dougar di dajji bunt di dajji palanteer gis ngeen photo yi di tirer ay balles réelles di tirer ay balles blancs ku ñu ko waxoon dimanche bii passé quelques jours avant ñëw Korité duñ ko gëm ndaxte kilifa la ñu waxal biir Dougar muy colonel Ndiaye nu mu sant Ndiaye colonel Ndiaye bi jiite Descos moom la ñu waxal ci pencum Dougar bés boobu métti woon na képp ko wooroon bés boobu te daje biir Dougar métti woon na xeer yi di jolli fu nekk bal yi di jolli fu nekk gendarme yi damm suñu ndaw yi waa Dougar ñu damm suñu gendarme yi ñu damm ñu d'accord ci ñaar wala ñetti tomb benn dina libérer ñi mu jàpp def na ko alhamdulilah ñaar ci biir semaine bi dinañ def ab ndaje ñu ngi doon werante ndax talaata lay doon wala alxames ndaje bi ba tey amul kan mooy nitu jàmm kan mooy dox jàmm tax ñun ñii nga xam ne ñun waa Y'en a marre ñun askanu Dougar ñun waa FRAPP ñoo nas ak colonel Sabouri Ndiaye bi jiite Descos nas ne dinañ toog réunion moom mu toog préfet toog waa PICOC toog Y'en a marre toog askanu Dougar toog FRAPP toog ñu càmbar wax ji ñu génnee seen i këyit waa Dougar génnee seen i këyit ñu xool fi dëgg bi nekk loolu la ñu waxante woon colonel Sabouri Ndiaye nañu ah yéen waa Y'en a marre yéen waa FRAPP jum ngeen ndaxte bu ngeen njëkkoon ñëw ci ñun di ngeen xam ne waa Dougar amuñu dëgg dañ koy wax mu leer nañ loolu lañ ñu wax diggu pencum Dougar nañu yéen waa Y'en a marre yéen waa FRAPP bu ngeen njëkkoon ñëw ci man mii colonel Sabouri Ndiaye jiite Descos kon du ngeen jàppale waa Dougar ndaxte waa Dougar nekkuñu ci dëgg ndaxte waa Dougar ce sont des manipulés ndaxte waa Dougar sangam ndaxte waa Dougar nangam ñu leen ko ah gongo ñun ak ñoo yàkkamti ndaje bu mel noonu ak ñoo yàkkamti toog yéen état du Sénégal yéen Descos ngeen génne seen këyit waa Dougar toog ngeen génne seen këyit ba waa Dougar du ñu mun tontu ñu xam ne waa Dougar nekkuñu ci dëgg ñu ne leen ah waa Dougar bëgg nañ leen noonu waaye dëgg la ñu gën a bëgg loolu la ñu nasanteeg ci digg pencum Dougar
waa Dougar taxaw colonel taxaw gendarme yi taxaw kon boobu ak léegi ndaje bu amul du ci waa Dougar du ci waa Y'en a marre du ci waa FRAPP ci état du Sénégal la léegi nag wax ji mooy ndax ci waajtaayu korité bi waa Pikok dañ leen jëndal ginaar dañ leen jëndal yàpp ba tax ndaje boobu amul loolu mooy wax ji mooy ndax préfet dafa am ay quota ci logement sociaux yooyu am déet wax ji mooy ndax président Macky Sall ndax Marème Faye Sall dañoo am quota ci logement sociaux yooyu loolu mooy wax ji ba tax ñu bëgg a def lu ñaaw loo xam ne waa Dougar duñ ko nangu waaye ñun itam duñ ko ànd dinañ ko ànd bañ ko ak ñoom mooy déshabiller un Sénégalais pour habiller un étranger def taatu neen simmi taatu neen benn Sénégalais jël yërëm yëpp simmi ko ba dootul dese ci dara ngir jël yërëm jox ko doxandem loolu la ñu bëgg a def nangu suufu waa Dougar nangu suufu Sénégal yi jox ko ay doxandem loolu la ñu wax ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te bu fekkee dëgg ngeen bëgg mais gaaw leen ñu def réunion ñun sax pare nañu pour bañ a def une réunion ci diggante 4 murs nee nañ leen pare nañ ñu def jury d'honneur organiser jury citoyen waaw télé yëpp ñëw état du Sénégal génne ay këyitam waa Dougar génne ay këyitam parce que nag jàmm Sénégal jar na ko sàmm bakkanu gendarme jar na ko sàmm bakkanu civil jar na ko kon nous accusons l'état du Sénégal d'être un état irresponsable ndaxte lii jaroon na sax bésu korité ñun ñëpp ñu daje bu ñu waxoon kilifa ren doo korité bureau préfet bu Tëngéej ngay korité dina ko bàyyi buñ ko waxoon waa Dougar ñu bàyyi ko ndaxte jàmm la ñu bëgg luy ndeyu 5 heures du matin gendarmerie di yee ay nit fekk leen ñii taatu neen fekk leen ñii seen silib ñii fekk leen ñii seen lan ñuy daj ay buntu di daj ay kii dama ne Bouga Biyé xaw ma Bouga Zéli moom sax ni ñu tongaliwee waa Dougar kenn tongaliwu ko Bouga Zéli xaw ma Bouga Biyé ni ñu tongaliwee ni ñuy tongali depuis ay semaines waa Dougar kenn tongaliwu ko Aliou Sall suñu 400000 ni ñu tongaliwee waa Dougar kenn tongali ko les trafiquants de faux billets wala les trafiquants de drogue or waa Dougar on les a pas accusés de trafic de faux billets on les a pas accusés de trafic de drogue on les a pas accusés naan ñoom ñoo jënd xawma kilo ñebbe université 4500 comme ni ko Oumar ñebbe an waxee kon bu fekkee ñooñu ces criminels là ces voleurs là ces bandits là ñoom kenn du leen tongali ni ñu tongaliwee waa Dougar mais lan mooy ndeyu ñuy tongali waa Dougar noonu alors qu'ils ne sont accusés de rien sinon de défendre la paix ndaxte nag li ñuy xeex mooy justice or il n'y a pas de paix sans justice c'est justice et paix ñaari ñooy ànd de justice et paix comme waa Dougar jàmm la ñuy dox kon waa Y'en a marre jàmm la ñuy dox kon waa FRAPP jàmm la ñuy dox état du Sénégal kay moo am lu muy nëbb fexe ba ndaje dig ndaje ba léegi ndaje amul nous interpellons le colonel Ndiaye de la DSCOS war nga am li ngay rus monsieur le colonel nous interpellons le ministre de l'Habitat nous interpellons le président de la République Macky Sall muy benn ñaareel bi am na loo xam ne duñ ko nangu ndaxte nag waa Y'en a marre ay ndaw lañu waa FRAPP ay ndaw lañu waa Dougar ñi ci ëpp ay ndaw lañu waaye ñun ñëpp xam nañ ne suuf Sénégal rawatina nee nañ 23 janvier 2022 mooy élection locale suuf la ñuy jëfandikoo pour tabax seen budget de campagne électorale tous les budgets de campagne muy présidentielle muy législative muy élection locale ci sàccum suuf la moo tax comme élection locale yaa ngi ñëw gars yi mel ni ay dëmmum suuf lii mooy wax ji moo tax nous interpellons ñëpp ci waa Dougar ci waa Diass fépp ci Sénégal tey nañu gën a dëgër sinon buñ ko defulee wallaahi balaa élection locale suuf si dina jeex ndaxte foofu la ñuy profito est-ce que Pikok dafa financer le maire pour la prochaine campagne électorale est-ce que le maire de Diamniadio le maire de Niaguis le maire de feneen ak feneen ci Sénégal le maire xawma de Malicounda le maire de Kour Moussa ak ñoom seen est-ce que dañ leen financer pour préparer seen campagne électorale moo tax ñuy joxe suñu suuf loolu
duñ ko nangu duñ ko seetaan pesum kanam nag borom moo koy fajal boppam moo tax nag ñu ngi interpeller ñi nga xam ne ñoom ñooy les populations ndaxte kat bu ñu moytuwulee suuf dootul des fii ak campagne électorale léegi ngeen suñu mbokk suñu mag suñu nijaay Aliou Faye nee na mu ngi interpeller toute la communauté Safi ñu taxaw temm ngir ne ci suuf xam ngeen lan mooy Safi dafa am ay xeetu séeréer yu bëri séeréer bi ñu gën a xam mooy séeréer bii di wax Nafio waaye am na séeréer yoo xam ne du ñu déggante séeréer Safi yi beneen séeréer la ñuy làkk ni mu amee ay joolaa yu bëri yoo xam ne du ñu déggante xëy na ñun joolaa bi ñu gën a dégg mooy xaw ma mooy kasumay fekk ne am na yeneen nuyoo yoo xam ne joolaa yi sax seen biir du ñu déggante noonu la amee séeréer Safi xam nga lu tax may insister ci loolu mooy li ma doon wax sànq suuf moo taal Casamance 30 ans mu ngi nii ñu ngi bëgg mu fay mu tëñu ñu naan le problème Casamance ñenn ñi sax di juum naan le problème Joola bu ñu moytuwulee dinañ am le problème Safi bu ñu moytuwulee dinañ am le problème Lébu wala wolof fii ci Ndakaaru dinañ am le problème xaw ma Soninke fële ca Bakel ndax caxat bu ñuy caxatee suuf si donc ça veut dire que les bandits fonciers là les gangsters fonciers là les voleurs fonciers là bu ñu moytuwulee dinañ tax suñu waaso yi dalante seen biir loolu mooy le danger ma ne il a raison et c'est légitime de lancer un appel à tout le monde à tous ceux qui sont menacés waaye nag ça veut dire que mbiru suuf si ñu koy négliger ñu koy banaliser ñu koy soofantal bombe la boo xam ne bu éclaté le commun vouloir de vie bi nga xam ne moo dox diggante waaso yi c'est menacé kon nañu xam ne lii lu rëy a rëy la loo xam ne bu tàkkee bu ñu moytuwulee fu mu jëm du doon lu neex ndaxte bu ñu moytuwulee waaso ak waaso dinañ dalante seen diggante te bëgguñu loolu. et président Macky Sall nag ci tekkaara la ci ni mu newee pat ci ni mu ñàkkalee fulla mbiru suuf si mu ngi bëgg a jur ay problème ethnique mu ngi bëgg a jur ay problème waaso te loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu ànd ak suñu mbokk tugaar yi ne suñu suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan fi ma bëggoon daanelee nag mooy ay wayra ngi ñun waa Y'en a marre ñun waa FRAPP ak ñeneen ñi ko wax le premier responsable est le président Macky Sall gis ngeen bu ngeen demee ca Dugar ñu ne leen fii la ñu bëgg a tabax ay logements sociaux dina leen indi ci benn jafe-jafe boo xam ne ñu ngi koy wax depuis ay weer depuis 1964 la yoon ci wàllu suuf ne état du Sénégal dafa war a jël ay décret de délimitation pour ràññale fépp ci Sénégal zone urbaine zone classée mooy foofu la mala yi ak garab yi war a nekk kenn du fa def dara waaye délimité tamit fi ñuy naan zone pionnière maanaam investissement yi foofu la war a nekk waaye délimité enfin la 4e zone muy la zone des terroirs la zone des terroirs boo ko déggee mooy place su béykat yi foofu la ñuy dëkk foofu la ñuy nappee foofu la ñuy béyee foofu la ñuy sàmmee il n'y a pas eu cette délimitation ni à Dugar ni nulle part ndaxte lan bandits fonciers yi nekk ci Sénégal suñu boobu moo leen arrangé parce que bu ñu xasee ba ne dans la commune de Diamniadio fii mooy zone des terroirs fii mooy zone pionnière ça veut dire que investisseur moo xam sénégalais la moo xam étranger bu nar a ñëw dinañ la ne fii mënoo fi nekk te béykat yi dañuy xam ne fii mooy zone des terroirs te zone des terroirs mooy dëkkuwaayu béykat yi ak pàcc bi nga xam ne moo wër dëkkuwaay yi te ñu fay béy dafa sàmm waaye bu ngeen demee logements sociaux yooyu daanaka dafa sës rëkk ci village bi donc wax dëgg yàlla fii nga xam ne foofu la ñu jox pick-up mooy suñu mbokk africain yu bàyyeekoo Maroc foofu ci zone des terroirs la bokk dañ ko wax te si zone des terroirs la bokk buñ ko délimité woon waaye comme buñ ko délimité
doo am suuf boo caxat-caxatee doo am suuf boo jaay ngir am budget de guerre am budget de campagne d'accord pour élection yi nga bañ a délimité ñu ngi lancé un appel nag président de la république la jël décret de délimitation président de la république ñu ngi koy ñaan mu suspendre les travaux de terrassement yi nga xam ne c'est en cours foofu ca Dugar sinon bakkan dina rot te bakkan bu rotee ñaanuñu ko yàlla du doon rek bakkanu waa Dugar bakkanu waa Y'en a marre xaj nañ ci ndaxte du ñu toog seetaan waa Dugar ñoom rek ñu wëcc bakkanu waa FRAPP xaj na ci bakkanu ñeneen xaj na ci ndaxte nag buñ ko defee waa Dugar dinañ ko def waa Doga waa Daga xol dinañ ko def waa Diass dinañ ko def waa Ciki dinañ ko def waa Diamniadio dinañ ko def waa Niani dinañ ko def waa Niaguis dinañ ko def waa Médina Wandifa dinañ ko def waa Kafountine dinañ ko def waa Ndiayène dinañ ko def waa Tobène dinañ ko def waa Kër Moussa dinañ ko def waa Gàddaay dinañ ko def waa Tivaouane Peulh dinañ ko def Sénégalais yëpp lii mooy corona suuf lii mooy corona suuf muy épidémie pandémie bu gën a graaw li nga xam ne moom la ñuy woowee coronavirus ñu ngi lancé un appel nag aux gendarmes ñu ngi leen di massawu ci gaañu ak damm yi nga xam ne moom la ñu gaañu ak damm ñu ngi massawu askanu Dugar ci gaañu ak damm violence physique ak violence psychologique ndaxte fekk nit 5 heures du matin xamoo lu muy def xamoo noo ko fekkee violence morale la violence psychologique la ñu ngi leen di massawu coono waaye nag leen di massawu waaye nag ñu lancé un appel aux gendarmes waru leen nangu di appliquer des ordres manifestement illégaux waru leen nangu ñu leen di def looloo xam ne waru leen ko def yoon bëre passé bi ñu demee Dugar biñ fa nekkee fekk nañ fa ay agent DIC yi dëkk Dugar seen kër ñu menacé leen ñu ñëw di wax ak ñun di rafetlu suñu teewaay ndaxte seen kër c'est menacé ay agent DIC ñenn ci agent DIC yooyu bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo ma jàppoon ñoom ñoo nekkoon ak man sama yoon bu mujj bii kon ngeen xam ne xeex bi sori na kon nga xam ne xeexuñu caakaan kon ngeen xam ne xeexuñu gendarme xeexuñu policier ndaxte lii ñuy xeex lii Y'en a marre di xeex ndaxte gendarme mu ngi siy gis boppam y a des maisons de gendarme yi nga xam ne ñu ngi ca Dugar y a des maisons de militaires yoo xam ne ñu ngi ci Dugar y a des maisons de policiers yi nekk ca Dugar donc c'est quoi le problème ah problème bi kay mooy kon état du Sénégal problème bi kay mooy président Macky Sall bi nga xam ne mënul saytu suuf ni mu waree ba même ses agents ces policiers ces gendarmes ces militaires sont victimes d'accord de cette mafia foncière de ce gangstérisme foncier de ce banditisme foncier ñu ngi leen di lancer un appel gendarme ah waxuñu leen bu ñu def seen liggéey ndaxte ordre moo leen tënk waaye nag ay dóor ay damm ay saaga excès de zèle ñu ngi leen di ñaan ñu bañ ko def ndaxte bu boobaa ñu ngi koy def seeni mbokk ndaxte comme ni ma ko waxee sànq ay policiers ay gendarmes ay militaires am nañ fa ay kër ñi ngeen di dóor yenn saay ay doomu militaire lañu ay doomu policier lañu ay doomu gendarme lañu ah ñu bàyyi nag ñu tiire bal yi ñuy tiire waaye loolu yëpp président Macky Sall mën na ko arrêté ndaxte bu sénégalais bu solee tenue ñu koy gaañ sénégalais bu solul tenue ñu koy gaañ ñoom ñaar ñuy dal ku ci nekk di dal ci sa kawu morom ñuy gaañal seen biir ndax lan simmi yére sénégalais ngir jox doxandeem nga xam ne kon problème am na nga xam ne kon problème bi du askanu Dugar du gendarme yi waaye problème yi mooy kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo seetaan loolu ñoom ñoo bàyyi loolu dafa mel ni le chef de gang foncier s'appelle président Macky Sall ndaxte lu am da ko neex dafa mel ni le chef de bandit foncier s'appelle président Macky Sall dafa mel ni le chef des voleurs fonciers s'appelle président Macky Sall ndaxte am na fi ay coow yoo xam ne bi mu waxee waa parti yoom bu leen wax waa parti yoom dañoo noppi mais les majorités dans les communes ce sont des majorités APR les préfets sont nommés par le président de la République donc lu am ginnaaw yàlla ah ñoom la donc moo tax ñu interpeller le président Macky Sall dimanche nag dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai mooy dimanche bi di ñëw dimanche prochain dina am marche bu am solo bu rëy a rëy ca Dugar dinañ leen wax itinéraire bés boobu ñun ñëpp waa Dugar ñun ñëpp waa Y'en a marre ñun ñëpp waa FRAPP ak ñeneen di tàllal loxo ñëpp
waa Daga Folbe waa Ciki waa Diass waa Ñani ak ñoom seen ñu tàllal loxo ñëpp ngir ñu tase Dougar ndaxte bu ñu amee ndam les bandits fonciers bu ñu amee ndam ca Dougar bu ñu moytuwulee dinañ am ndam ca Ciki bu ñu moytuwulee dinañ am ndam ca Daga Folbe ca Sindia ca Diamniadio ak ñoom seen donc dimanche ñun ñëpp nañu tase ñun ñëpp nañu sol lu xonk ñun ñëpp nañu mer ba fut ngir défendre la paix ngir défendre jàmm ngir aar jàmm ci Sénégal ngir aar jàmm diggante waaso yi ci Sénégal ngir aar suñuy mbokk saaf yi ci Sénégal ndaxte ku xam saaf yi ak diggante yow ak suuf saaf yi bu ñu leen fa naree jëlee ñoom ñëpp c'est la culture saaf yi qui va disparaître c'est ça la vérité. Or waaso bu nekk wurus la ci Sénégal waaso bu nekk muy bu saafi bi muy xawma soninke bi muy jaaxanke bi muy koñaangi bi waaw muy wolof bi muy pulaar bi waaso bu nekk wurus la kon ñun ñëpp nañu daje dimanche ngir ànd ci xeex bi ci marche bi ñu leen di invité ngeen ñëpp suñu mbokk nag madame Diop Ndour madame Diop Ndour Ndiaye suñu mbokk bi nag madame Diop Ndour Ndiaye waa Bikok dañ ko servir naka la ñu koy waxee interpellation sommation interpellative waaw dañ ko jox sommation interpellative ne ko yow yaa wax lii waa Bikok yow yaa wax lii waa Bikok yow yaa ñu wax lii waa Bikok ñoo ko jox sommation interpellative ne ko nag yaa wax lii yaa wax lii yaa wax lii yaa ñu yekkal yu mel ni xame léegi nag di ñu wax ndax yaa ko wax am déet waaw te boo ko waxee ñu yóbbu la ci yoon waaw huissier ñëw jox ko madame Diop Ndour Ndiaye wax leen ba dolli leen madame Diop Ndour Ndiaye nag suñu jigéen bu ngeen laalee góor di ngeen ñu fi fekk waaye bu ngeen laalee jigéen di ngeen ñu fi gën a fekk Sénégal bu ñu gisee jigéen buy xeex te yàlla tax bu ñu gisee jigéen militante des droits les plus élémentaires des citoyens dañ ko war a encourager war ñu ko néewal doole di ko xokkatal lan moo tax joxuñu sommation interpellative Kilifeu lan moo tax joxuñu sommation interpellative Aliou Faye lan moo tax joxuñu ma sommation interpellative ñuy jéem a laal ki nga xam ne jàpp nañ ne foofu mooy gën a nooy du fi nooyee tey du fi nooyee ëllëg donc touche pas à notre sœur madame Diop Ndour Ndiaye waaw ngeen jégal loolu rek waroon na tiital waa Bikok madame Diop Ndour Ndiaye naka ngay attaqué madame Diop Ndour Ndiaye ah ça veut dire que attaqué le Sénégal yëpp donc ñu ngi dénoncer cette intimidation ñu ngi dénoncer cette tentative d'intimidation l'intimidation ne passera pas ñun ñëpp dinañ def benn say kuñ fi laal ñun ñëpp dinañ fi taxaw kuñ fi laal di ngeen ko digaale ñun ñëpp jërë ngeen jëf Kilifeu kaay def sa phrase